mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen dañuy dellu siwaat ci xalaatu Bun Xattaab sur la teranga.info di chronique gi leen di defal ay bés yu ne ngir mën a càmbar actualité bi nag wàllu tàggat yaram mooy li ci gën fes waaye tey jii am na leneen lu làqu ci suuf ndaxte jamono ji ñuy wax coupe du monde ñi bokk ci donkaasi gi fare ci nguur gi ak ñiy politique ñi ngi seen yootey politique mu mel ni danoo bëgg utiliser coupe du monde bi ak coowal football bi ndax football dafa bëri doole pour di dugg ci yeneen yoo xam ne kenn xamul fu mu ñu jëmee alors que coupe du monde bi lu mu bari du weesu weer waaye wax ci ali kalaj bi aussi da ciy baax balaa ñu naan yëguñu ko woon balaa ñu naan fekkuñ ko woon te moo ne fii la xewe mbiri Karim Wade tey jii ci lañuy dikk liñ ciy wax bariwul mbir la boo xam ne budul complot budul naxante kenn xamul lu mu doon ndaxte Karim Wade dañ ko jiiñ alal ju bari ay junni milliards yi di seey ba naan ay téeméeri milliards ñu jël ko tëj ñetti at ci kaso bi yeneen ñetti yi ñu bàyyi ko ñu ne dañ ko jox grâce bu nu mësaan a grâce nit ci mim réew di Sénégal dañ koy bàyyi mu ñibbi këram dem fu ko neex Korité gi ñu weesu rek am na ñun gracier mais da leen bàyyi ñu dellu seen njaboot mais mbiri Karim Wade moom dañ ko jële fii guddi mu lëndëmtu jël roplaan dem Doha am ñu ne protocole bu Doha am ñu ne deal international Idriss Seck waxoon na ko loolu lépp weesu noonu ko ci deal boobu am nag amul xamuñu ci dara waaye bu dee ni prisonnier la comme prisonnier yi fi jaar yëpp Karim Wade waroon na mën a génn kaso ñibbi point E kon Karim Wade waroon na mën a génn kaso dem Paris waaye Karim Wade mii ma nga Doha ci xibaar yi mu jaam ma nga Conakry rek yooyu yëpp wóoruñu mais ma nga Doha la mën a jàpp Karim Wade am ay doom am yaay ak baay mënul leen a fekk Paris am fi ay mbokk am fi ay militant di candidat wu PDS mënut a ñëw Sénégal bu dul ni deal bu mu séq ak Macky Sall kon Karim Wade fa mu nekk sagom teewu ko fa dañ kaa poussé pour mu dem dañ kaa exilé maanaam bu doon ni ci jamono yi njaayam jàmm ak jàpp jàmm ga danaan dañ ko déporté kon fa mu ne sagom teewu ko fa fan yi nag coowal Karim Wade dellusiwaat ci nit dina doon candidat di ko doon weesu nañu fu ñu daan waxee nationalité bu Karim Wade ndaxte benn moment nationalité bu Karim Wade teg nañ ko di ci wax naan tubaab la ak am na nationalité sénégalaise ak am na nii ñu jékki-jékki xam ne foofu dafa sensible dugg fa wóorul ñu dugal ñu ci Karim Wade dafa war a fay xaalis di téeméeri milliards ak lu teg yoo xam ne tey jii ginnaaw grâce bi da ko war a fay ndi contrainte par corps lu may loolu la bu wàccee ci réew mi dañ koy tëj ci kaso bi ndaxte dafa yore alal réew mu fokk ko yóbbu kon ñu bàyyi ko may ko grâce mu féex ne veut pas dire que moom suñu xaalis ñu jël loolu teg jël yeneen gàllankoor teg ci ni Karim Wade mënta nekk candidat fekk fayul xaalis boobu la waaye te bu dee ni pet bi ko teg jëm ci wàllu alalu réew mi Karim Wade warta bokk mais dañuy fàttali kàddu yi ki di Maître Sidiki Kaba doonoon fi ministre bi ñu dénk wàllu justice balaa ki di Ismaïla Madior Fall di ñëw moom dafa ne Karim Wade bis bi ñu ko liwee dafa tuddoon lu toll ci juróom fukk ci ay milliards bi mu tuddee xaalis boobu ba pare ci ni moom la Karim Wade moom la récupéré kum ci mbiri traque des biens mal acquis mais ginnaaw gi dafa ne li jëm ci wàllu sañ-sañam ci wàllu wote ak ci wàllu politique ñàkk ko kon bu nee ci wàllu wote ak ci wàllu politique kon mën na wote te ku mën a wote ci élection war nga mën a doon candidat ci élection tax Karim Wade ñëw dem bindu ci ca kawet ci liñ gis ci ay image ci ay nataal loolu leen mën a gëm ni bindu na ba ñiy gis le contraire mais le fait que mu bind ne veut pas dire que day jot kartam ndax bari na ci réew mi ñu bindu te amuñu carte yu ñu wotee mais bu bindoo rek turam bu remplir conditions yi bi turam war na figurer ci fichier bi fan yi ñu weesu ñu déglu Aly Ngouille Ndiaye
wax ni ci assemblée nationale Karim Wade moom amul sañ-sañ Karim Wade binduwul te du am carte c'est-à-dire que mu waxee ko ci anam koo xam ne tey jii ci koo xam ne tey jii du woo moom waroon valider wala invalider candidature bu Karim Wade parce que conseil constitutionnel fa lay déposer Karim Wade candidature yi mais moom invalidé na candidature u jàmbar te dara xewul léegi nag tax ñuy poser question di laaj lan moo xew ci mbiri Karim Wade mbaadu daf ci am lu ñu waxulam déet te man dama gëm ni am na lu ñu waxul parce que maître Sidiki Kaba mënta wax lii Aly Ngouille Ndiaye wax li te ñoom ñëpp ñu bokk nekk ci benn gouvernement fan yële ñu dégg ci quartier général ci di jëriñ ju ñu dénk li jëm ci wàllu yoon Ismaïla Madior Fall mu yëkkati ci kàddu wax ci mbiri Karim Wade dem ba wax ci candidature am dina doon wala du ko doon est-ce que moom war na toog foofu di ko wax au moment où ñi ngi jëm ci élection te mbër yi war a jongante yëpp tey ji conseil constitutionnel moo war a wax ni kii moo war a jàll kii warata jàll kon ñoom tey jii pour indépendance justice pour justice bu moom boppam li ñuy faral di wax ñoom dañ ci waroon a mandu di Aly Ngouille Ndiaye di kii di Ismaïla Madior Fall pour bañ a indi coow bañ a wax ci mbiri Karim Wade bu leen ci laajee ñu ne nañ ko bàyyeek yoon mu mel ne nag ci njàngat mbiri Karim Wade dafa xaw a di gêner nguur gi dafa mel ne dañoo xaw a ragal Karim Wade parce que ci njàngat nag boo dee xool Karim Wade bi muy nekk ci kaso bi ñu koy bàyyi gi yëpp tey ji coow li Karim am yëpp ñoom ñoo ko may coow li Karim Wade am ñoo ko may heure bu nu demee ba ne Karim Wade ay mbiram fay na fàtte nañ ko rek nguur gi moom mooy indiwaat mbiri Karim Wade Karim Wade da leen di sànni benn yax rek ñu topp ci di seeñu maanaam Karim Wade dafa am benn stratégie de communication bi muy def bu dara xewee rek même bu mënul wax day fexe bind ñëw bu dara xewee ci réew mi mu indi loxoom ci réew mi teg ci di dëkk nguurug Macky Sall di leen wan ni bis bu ma leen fekkee dinaa leen daaneel te wala fi dañuy faral di wax naan benn baat maanaam li lay tiital te gisoo ko bis bu teewoo sa kanam dalay rey Karim Wade mi ñu gisul moo tax nga dégg ñiy rappi ministre de l'intérieur ministre de la justice ku ne di wax tey jii bu Karim Wade wàccee ci réew mi ñooñu fu ñu jëm kon tey jii ñoom ñi ngi dooleel Karim Wade comme ni ñu ko defee woon après 2012 kenn bëggul woon Karim Wade teg nañ ko seetam def ko victime ba sénégalais yi tey jii koo wax mu ne Karim Wade tey jii Karim Wade dem na ca Doha ñu bëri fàtte woon ko ndax mbiri Khalifa Sall ak Idrissa Seck ak ñoomin seen ñu toppaat ci di wax ba Karim Wade dellusiwaat ci kanamu géopolitique bi te kenn gisu Karim Wade sénégalais gis ñu ko dégguñu ko même WhatsApp gis naan Karim Wade sax ca lay communiquer mais sénégalais yu bëri sax xamuñu woon ni Karim Wade dina communiquer ci WhatsApp mais tey jii ñoom bu nee WhatsApp mais ñëpp dinañ fexe am compte dem WhatsApp pour mën a xam lan la Karim wax ak lan la def kon opération de com bi nguur gi defal Karim Wade moo ñu jaaxal te pourtant ñoom am na lu leen doy ñoom danoo waroon taxaw ci seen bilan taxaw ci seen programme taxaw ci nan la ñuy amee deuxième mandat mais bu dee comme li ko waxee rek ci côté ñuy football sama adversaire intéressé wu ma mais man li ma intéressé en tant que joueur bi football mooy sama équipe nan laay def ba mu gën a am doole ba ku mu jekkul gagné la mais yow da ngay affaiblir sa bopp dem di yokk force keneen te tey jii Karim Wade fi mu toll yëpp nguur gi moo ko may kon candidature bu Karim Wade lu tax nguur gi di topp di wax man candidature bi baax nag baaxul légitime nag légitimul légal nag légal man du sam problème parce que man liggéeyu mu ci wàllu yoon mais tey jii pourquoi fu ne Karim ñi repréppi bi fi Karim annoncé ni dina ñëw ci la ñu dem kër baayam Ablaye Wade ne dañuy nangu kër yi yónni fa ab IC mu ñëw taxaw waa PDS utiliser ko def seen opération de com ba ñu bëri di ci wax te yooyu yëpp erreur la boo xam ne nguur gi da koy def kon tey ji fu Karim Wade mën a toll ci politique nguur gi moom moo ko def parce que Karim Wade ci biir PDS sax amu fa unanimité ci biir PDS danoo mus koo xam ne sax duñ dugg ci yenn détails yi mais boo xamee PDS dëgg ci biir Karim Wade ni muy doxalee ak ni Karim Wade nekkee fële di gérer parti bi neexu leen parce que nag mënut a toog ca Doha ñoom ñu koy liggéeyal fii pour bu ñëwee rek jël te am na ñu nekk ci PDS doonoon ay anciens tey jii Karim Wade da leen a bedd jël ay nit ñu bees ñoo xam ne ñoom lay liggéeyal nit ñoo xam ne ñoom la gën a wóoru parce que am na ay punkal yi nekk ci PDS ñoo doonoo accaparé woon Ablaye Wade ba lu ko wax mu dégg di yëy ay noppam ba Ablaye Wade mënut a noppi ba mënut a noyyi ndaxte kilifa yi ci bari fii ci sunu réew ay benn nopp la ñu doon
mais tey jii Ablaye Wade mi ngi commencé di dékk nopp nitu Karim yi ñu ngi commencé di leen dékk nopp parce que ci biir PDS am na ci ñoo xam ne nag danoo yaakaar ni bu Karim Wade nekkul candidat ñoom ñoo nekk plan B bu PDS mais Karim Wade la mu ne ma nga ca ñamee liggéeyal ma ngay liggéey ak ñoom waaye tamit liggéey boobu yëpp man dama jàpp ni ñi ko fësal ak ñi ko dooleel kàttanal ko mooy ñi nekk ci nguur gi comme la ma waxoon rek ci sama njëlbeenu kàddu Karim Wade mënta nekk ci kaw bëgg a gérer PDS ca Doha te PDS nekk fi ay nit di ko doxal mais PDS avantage bi ci Karim Wade am mooy PDS seen xalif général mooy Ablaye Wade seen xalif général mooy Ablaye Wade fu mu leen joxañ foofu la ñuy xool ku mu bëgg moom la te Ablaye Wade Karim la bëgg kon loolu mooy avantage yu Karim Wade ci biir PDS te Ablaye Wade dafa jàpp ne ndonal PDS pour mu tegu ci loxo yu wóor ak yi daal Karim Wade moo ko war a yor te Karim Wade am na benn avantage mooy lan benn mythe la ñu bari miinuñu ko de deux avantage yu Karim Wade mooy kàddoom kenn du ko dégg ki dul wax lu bari doo juum lu bari te kenn du ko dégg mu wax lu bari ci ay mbind la ko def lu bari da koy jaarale feneen mais moom pour mu def communication directe ak sénégalais yi problème la bi mu fi jug ak léegi ñu bari bëgg nañu xam kan la war a doon nguur gi nag ñibbisee Karim Wade ci mim réew loolu duñ ko mës a yombal te bu waa PDS sàggane Karim Wade du teg tànkam fii ci mim réew di Sénégal balaa 2019 xam nga lu waral lool ñu bari bëgg nañ ko gis te wàcc gi muy wàcc ci réew mi mun na doon buzz mun na doon code de popularité bi mu koy jox boo xam ne loolu fa la lépp di dooree pour réew mi tey jii ñi bëggul Macky Sall te bëgguñu Idrissa Seck te xamuñ fu ñu jëm ñu ne waajaa ngi nii ndaxte nag bu leen fàttali ci jamonoy 2000 Ablaye Wade demoon na ba kenn déggati ko gisatu ko mais bi mu wàccee fii ñoom Bathily ñoom Landing ak ñoom ñeneen jëli ko ci la Ablaye Wade am li mu am ñëw def marche blanche gagné tant que yooyu Ablaye Wade nekk ci la Karim Wade ne parce que Karim Wade demul xelam demul dooleem Karim Wade demul dooleem Karim Wade xelu baayam lay demee te pour l'instant loolu lay togg te nguur gi du ko seetaan te nguur gi bis bu seetaanee ba Karim Wade wàcc ci réew mi comme wàcc gi Ablaye Wade wàccoon ci réew mi ci jamonoy 2000 bu boobaa lépp lu nu am wala bor bu nu am nan ko fay wala ku nu amal bor nan la fay te xam ne deuxième mandat moom dañ koy dégg te duñ ko gis kon Karim Wade waa PDS ñu ngi koy liggéeyal mais nguur gi tey ñu ngi koy liggéeyal te xam ndaxte bu saxatee rek ñu ne yaram kalaa mbokk yi kon mu doonoon rek ab njàngat bi ñuy def ci coowal Karim Wade parce que coow la loo xam ne day ñibbisi ak du ñibbisi mais njumte yi ci nguur gi def dafa jarab njàngat ci Karim Wade dina ñëw ak du ñëw moo def ak moo deful ñun suñu yoon nekk ci yoon a koy lijjanti li ci kanam réew li kat mbir yi bu gënee avancé ci mbiri Karim Wade dinañ ci génnaat ak yeneen i xibaar jotul leen ko ci la teranga point info ak la teranga TV jërë ngeen jëf